je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 296 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce mardi 22 décembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 953 tests réalisés, 66 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 6,93%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 22 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons notifié 44 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 4 à Dara, Richard Toll et Touba, 3 à Mbour et à Saint-Louis, 2 à Dakar Plateau, Kermassar, Ouakam et Parcelles Assainies, 1 aux Almadies, Amitié 2, Diourbel, Fatick, Gossas, Gueule Tapée, HLM, Kaolack, Mariste, Matam, Mermoz, Ngor, Nord Foire, Point E, Rufisque, Yeumbeul, Yoff et Zone B. 30 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 28 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce lundi 21 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 17 945 cas ont été déclarés positifs, dont 16 592 guéris, 372 décédés et donc 980 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans les domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective tout en leur faisant les recommandations du jour. Notamment, prenez soin de vous, de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils du jour. C'est le port correct de masques, bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains. Enfin, nous conseillons aux populations de recourir précocement aux structures de soins les plus proches ou de s'adresser au personnel de santé qualifié dès qu'ils se sentiront malades. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum mbokk yi. Ma jottali leen communiqué bi bàyyeekoo ministère de la Santé et de l'Action sociale tey bésu talaata ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru décembre mi ñu nekk. Ministère de la Santé et de l'Action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñetti test yi ñu def juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci ñaar fukk ak ñaari cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas importé ku jóge bitim réew maanaam waaye am nañ ci ñeent fukk ak ñeent ñi nga xam ne ay cas communautaire lañ mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee am nañ ci ñeent Daara Richard Toll ak Touba ñett ci Mbour ak Saint-Louis am nañ ci ñaar ci Dakar Plateau Kër Massar Ouakam ak Parcelles Assainies am nañ ci benn ci Almadies Amitié 2 Diourbel Fatick Gossas Gueule Tapée HLM Kaolack Mariste Matam Mermoz Ngor Nord Foire Point E Rufisque Yeumbeul Yoff ak zone B. fanweeri malade ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde ñaar fukk ak juróom-ñett malade ñoo nekk réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb altine ñaar fukki fan ak benn ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan
ci bésu tey dalee ko ci kaa bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junne ak juróom-ñaar ak juróom-ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci jàngoro ji ci ñooñu fukki junne ak juróom-benn ak juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar wér nañ si ñett téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñett fukk si lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi muy joxe bés bu nekk di leen fàttali na ngeen aar seen bopp aar seeni njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci seeni masque dañ ko war a sol ci anam yi ñu ko bëggee di muur gémmiñ ak bakkan di raxas seeni loxo ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité di teel a jóg ci seen bopp su dee da ngeen a feebar dem ci hôpital bu leen gën a jege wala dispensaire bu leen gën a jege wala ngeen jokkoo ak seeni docteur ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam. à chaque fois rek mu ñuy wàcceel li nga xamante ne communiqué bi li mu ci tolluwaayu mbas mi muy Covid 19 bi mu fi ñëwee ba léegi gis nañ ne dellu woon na mais léegi ñëwaat na am na ñu nekk sax ci deuxième vague bi njaga ñoo ko déggandoo gis nga li nga xamante ne moom la fi wàccee. soxna si comme ni nga ko waxee wàññiku woon na bu baax a baax mais jékki-jékki ne rek daal di ñëwaat ñu dippee ko deuxième vague donc autorité sanitaire yi ñu ngi s'affaire autour xool yan mesure la ñuy jël pour mën a xeex wàññi propagation lii di Covid 19 mais man daal jàpp naa ne bon il faut que ñu Sénégalais continuer di respecter les gestes barrières surtout yenn ci ay cérémonie aussi pour ñu ko mënee éviter donc ñu éviter ko donc respecter gestes barrières yi bàyyi Sénégalais yi aussi effectivement ñu liggéey surtout loolu dana nekk loo xam te nii peut-être dana tane mais moo gën ñuy demaat ci période état d'urgence lu ko entre autres il faut que Sénégalais yi aussi bàyyi xel lu mën a ñàkk ci li nga xamante ni moo di Covid bi donc surtout ay rassemblement ak yenn ci ay daje yi surtout ñu moytu ko ñuy war a liggéey dem continuer seen liggéey surtout respecter gestes barrières surtout li nga xamante ni effectivement mooy sol masque yi. Ndiaga nga tàggatoo waale parce que soxna Amina mooy waajal ñi ñëw. di fa jaaree di leen jaajëfal di la jaajëfal également am mbégte àndoon ak yow di jaajëfal soxna Amina mi for a teew di jaajëfal aussi Ousmane Mar mi ñëwoon ci régie bi góor ak Mati nekkoon ci cadrage bi donc di leen jox dig daje rek ba suba incha allah ak beneen point seen Covid. waaw ba suba incha allah man tam maa ngi lay jaajëfal à chaque fois rek nee naa may ñëw di bokk ak yow plateau bi daf may neex si lépp loo xamante ne rek gis nga ko soxna Amina nag mooy waaj a ñëw du ma ne sax madame Lay mais tey dama koy wax rek madame Corona ndax deuxième vague bi soxna Amina nuyu naa la. maa ngi lay fay waaye ni ma waxee tey neexuma dara. madame Corona ba li ma wax madame Corona. madame Corona madame Lay nekk fii gën a neex nga naa ma ay madame Corona. kon xaama wax rek madame Lay xam nga moom man may jàkkaarloo yow daf may neex mais dalal jàmm. man aussi ça fait plaisir tamit ma jàkkaarloo yow à chaque fois su heure bi jotee rek ak li nga xamante ni moom moo di bokk internet seen kàddu di leen jaajëfal bu baax ci fidélité bi ngeen am saa su ne heure bi ngeen jàpp li nga xamante ni moom moo di seen kàddu di seen chaîne préférée waaye maa ngi jaajëfal aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw ndax bu lépp baaxee rek ñoom la donc soxna su maa ngi lay ziar aussi bu baax a baax. waaw maa ngi lay delloo ziar soxna Amina lan moo gën a fës tey ci communiqué bi. d'accord comme ni ñu koy defee rek saa su ne dañ koy dooree ak li nga xamante ni moom moo nekkoon communiqué wu démb bi rek laata ñuy ñëw ci bu tey bi donc ci noonu rek ci communiqué 294 rek li ñu jot a testé toll ci 1404 maanaam junni ak ñeenti téeméer rek ñeent ci noonu rek téeméer ak ñaar fukk ak benn ñoom ñoo ci génn positif jotuñoo am benn cas importé voilà bi nga xamante ni moom moo di cas contact yi maanaam ñi nekkaloon ak ñi amee bi la feebar toll ci juróom benn fukk ak juróom-ñeent ñoom ñoo ci génn ñoom ñoo ci nekk cas communautaire ñu nemmeeku ko Touba juróom Mariste ñeent Yoof ñeent Daara
Plateau bu ci nekk ñett fi nga xamante ni moom moo di Diamniadio Dakar Plateau Liberté 6 Linguère Matam Mbour Ngor Nord Foire Podor Richard Toll fi nga xamante ni moom moo di Rufisque Sacré-Cœur 3 Scat Urbam Thiès bu ci nekk rek ñaari cas communautaire waaye itam Almadies Amitié Benn Tali bopp voilà fi nga xamante ni moom moo di Fann Résidence Guédiawaye Kër Massar Koki Fatick Liberté 4 Liberté 5 Mamelles Mermoz Ouakam Mermoz Ouagoniaye Ouakam Parcelles Assainies Pikine Point E Sud Foire zone B bu ci nekk rek am nañ fa benn cas communautaire ñeent fukk patient kii la ñu am ñaar fukk ak juróom-benni cas grave juróom-benni décès donc di leen ñaanal rek yàlla suuf sedd seen kaw te mu yam fi donc ba mbas mi tàmbalee ba léegi rek Sénégal toll ci fukki junni ak juróom-ñaar yi toftal juróom-ñetti téeméer rek juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent rek cas ci noonu rek fukki junni ak juróom-benn yu toftal juróomi téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaari nit ñoo wér ba ñibbi seen kër. nga xamante ni moom moo di nombre de décès yi donc ci communiqué démb bi rek toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn ñi nga xamante ni aussi ñoom ñoo nekkoon sur traitement ñuy saytu seen wér-gu-yaram toll ci 945 maanaam juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom donc dañuy dem directement ci communiqué tey bi ñu àndoon ci ki nga xamante ni moom mooy directeur de la prévention di El Hadji Mamadou Ndiaye fële ci ministère de la santé et de l'action sociale ci communiqué 296 ci li ñu jot a test rek toll ci 953 maanaam juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak ñett ci noonu rek juróom-benn fukk ak juróom-benn ñoom ñoo ci génn positif jotuñoo am benn cas importé ñaar fukk ak ñaar cas contact lañu am ñeent fukk ak ñeenti cas communautaire ñu ne meeku ko Daara Richard Toll Touba bu nekk ñeent waaye itam Mbour Saint-Louis bu ci nekk tamit ñett. Plateau Kër Massar Ouakam Parcelles Assainies bu ci nekk ñaar waaye Amitié 1 Amitié 2 Diourbel Fatick Gossas Gueule Tapée HLM Kaolack Mariste Matam Mermoz Ngor Nord Foire Point E Rufisque waaye itam Yeumbeul Yoff zone B bu ci nekk rek benn cas communautaire lañ ci am fanweer moo nekk ñoom ñoo wér jamono ji donc ba war a ñibbi seen kër ñaar fukk ak juróom-ñetti cas grave la ñu am benn décès donc bi mbas mi tàmbali ba léegi rek Sénégal tollu ci fukki junni ak juróom-ñaar yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróomi cas ci noonu rek li nga xamante ni ñoom ñoo wér ba ñibbi seen kër boobu ba léegi toll ci fukki junni ak juróom-benn yu toftal juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar. nombre de décès yi donc lim bi yokkuwaat na benn nga xamante ni jamono ji Sénégal mu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëdd ci lalu hôpitaux yi wala sax ñu nekk ci seen kër ñuy saytu seen wér-gu-yaram donc mu ngi toll ci juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñetti fukk donc soxna su loolu moom moo nekkoon li nga xamante ni moom moo di bilan wu tey bi ñu àndoon ceeg docteur El Hadji Mamadou Ndiaye muy gën di ñaax li nga xamante ni ñoom ñoo di askan wi ñuy respecté li nga xamante ni way ko docteur moom la ñuy digal à chaque fois rek ngeen ñu mën a xeex li nga xamante ni moom moo di mbas mi mu jógee fi une bonne fois. waaw pour mbas mi jóge fi une bonne fois pour toutes man foofu sax laa lay laajee ni mu nekkaatee ni deuxième vague bi est-ce que tam duñ demaat chômage technique pour certaines personnes. lu ne mën na ci am ndax naam ki nga xamante ne moom moo di ministre bi di Abdoulaye Diouf Sarr ginnaaw réunion d'urgence bi mu doon def sax daal dina xam ne ni rek Sénégal sax jotaguñu carrément xalaatul sax pour l'instant dellu ci li nga xamante ni moom moo di état d'urgence waaye feebar bi moom kon xam ne ni muy demee rek
donc lu nekk rek war na ci mën a am bu ñu amul tànk ginnaaw voilà donc ba tax na rek xam nga ne état d'urgence fu mu am loolu c'est fort possible li nga xamante ni moom moo di chômage technique bi nga wax rek mën a am mais dañuy ñaan yàlla rek foofu yëpp buñ fa egg ndax boo xoolee première vague bi li mu chômage technique yi mu juróon bari na lool ba ci ñu ci bëri ay parents yi nga xamante ni dañoo yor ay njaboot war leen a dundal et tout lu ci bëri noonu lañ ñàkkee seen li nga xamante ni moom moo di seen liggéey mu nekk lu doy waar donc di ñaan yàlla rek loolu yëpp balaa ñu cee egg rek ñu jéem a trouver benn solution bu nga xamante ni mbas mi dina fi jógee comme ça loolu yëpp ñu bañ ci egg ndax chômage technique moom ñaan ñu ko yàlla dafa nekk daal lu nga xamante ni moom kenn képp koo xamante ni yor nga njaboot wala nga yore sax koo xamante ni yaa ngi nekk ak moom ñaanoo ko yàlla soxna si. waaw kenn ñaanul yàlla sax yenn situation yi ndax ku xool fi nga xamante ne moom mooy sunum réew li nga xamante ne moom mooy góorgóorlu yi dañ fi bëri ñi nga xamante ne dañuy dem xëy doog a yónnee dépense bi seen i kër defe naa bu ñu naree dëggalaat si yeneen situation yi rek dafay gën a metti kon daal corona yàlla na fi gaaw jóge mais bilan gox-goxaat yi soxna Amina wala yembul tey. voilà ginnaaw bilan gox-goxaat yi tey dañ koy lépp xam naa ba suba donc dañuy dem directement ci li nga xamante ni moom moo di bilan àdduna woon nga këpp ñeel li nga xamante ni moom moo di mbas mi di Covid 19 nga xamante ni moo lëmbee àdduna bi yëpp donc comme ni ñu koy waxee rek di ñaan yàlla rek mu jóge fi donc États-Unis lañ koy dooree nga xamante ni ñoom en 24 heures jot nañoo testé jot nañoo am ci ay cas lu toll ci 186 925 li nga ci moor yi tamit ñi nga xamante ni ñoom ñoo génn àdduna en 24 heures toll ci 1673 Inde 19174 cas la ñu am ñoom aussi ci démb ji rek 302 morts tamit la ñu am Royaume-Uni toll ci 33 364 nouveaux cas 215 morts Allemagne toll aussi ci 19 760 544 morts Italie 10 869 415 décès tamit ñoom en 24 heures France 5797 nouveaux cas ñoom lañu jot a am aussi en 24 heures 351 morts Égypte toll tamit ci 718 nouveaux contaminations 32 morts Maroc tamit la ñu koy jeexale ñoom aussi nga xamante ni à chaque fois suñu xëyee li nga xamante ni moom moo di cas yi day gën a yokku nga xamante ni ñoom jamono ji sax ñu ngi toll ci 800 voilà mi ngi toll ci 877 de nouveaux cas nga xamante ni tamit ci démb ji rek ñoom jot nañoo amee li nga xamante ni moom moo ñi nga xamante ni ñoom ñoo génn àdduna ci bile mbas en 24 heures rek toll ci 43 di ñaan yàlla rek comme moom moo fi indi mbas mi donc di ko ñaan rek mu jëlelee ko fii une bonne fois ndax je pense que tey soxna Astou mbas mi moom ku newul dëgër bopp rek dala waaw mbas mi moom bi mu ñëwee ba léegi moom gis nañ ne. xas nañ ko def nañ lu xas nañ ko ñii wax nañ fi ay domona moo ko fi jëlee yooyu yëpp et tout ça. mais dafa mel ni rek dafa gën a am tànku kanam. kon mbas mi daal na fi gaaw jóge mais soxna Amina Maroc bi nga xamante ne à chaque fois tam seen cas dafay gën di yokk te doomu sénégalais yi fa nga xamante ne ñoom ñoo fa nekk di fa daan seen doole bëri na est-ce que tey njaboot gi ñu bàyyi fii du indi benn sooxe benn jafe-jafe boo xamante ne àddina si am. effectivement en fait nekkul sax doomu Maroc yi kase ñoom ñoo nekk sax voilà nekkul sax doomu sénégalais yi kase Maroc la ñu nekk boo xoolee partout dans le monde yu ci bëri doomu sénégalais yi ñi ngi nekk foofu mu mel nii tamit ci fi nga xamante ni mbas mi falalaal mu mel nii tamit dina jouer bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di seen ay famille ndax boo xoolee tey nga bàyyi famille waroon di envoyer xaalis chaque mois donc bu wàññi ko wala amatul rek loolu day impacté ci li nga xamante ni moom moo di famille bi donc mu nekk lu metti trop ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk foofu waaye aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci Sénégal di famille mais tamit nañ dawal li nga xamante ni moom moo di compréhension rek voilà ku ci nekk rek boo jàppee fu nekk rek je pense que tey jii yàlla dina def xéewal waaye itam di leen gën a ñaax léegi di leen gën a encourager ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk à l'extérieur ndax boo xoolee métti na trop bu dul mbas mi sax foofu dafa métti
donc su mbas mi ñëwee gën fi tegawaat liggéey amul wala sax ni nga daan liggéeyee tamit day changer et tout donc voilà daal di ñun daal li ñuy wax rek moom na fi ko fi jóge daal voilà gis nañ ne itam suñu artistes yi nga xamante ne ñu ngi fi ñoom it di bégal sax nit ñi laa wax ñuy commencé waat di waajal seen marché bi nga xamante ne ñu ngi koy wax boobu ba léegi di ko publier te ñoom booy xool mën na maa wax ne si concert yi yooyu la ñuy gën di jële ay xaalis ay revenu boo xamante ne dinañ si mën di dund est-ce que jotul nag tey ñoom ñu boole benn business ak li nga xamante ne mooy showbiz bi. si comme li ñuy wax rek tey jii nit ki je pense que tey jii liñ naan yor benn métier sax dafa xewi ndax boo xoolee ñoom coono bi ñuy def nii yëpp bi Covid bi ñëwee ba léegi ak ñoo xoolee ñoom ñu ci bëri ku ci nekk ñi ngi naan damaa yor appartement bu cher dama ko war a fay donc ci musique laa yaakaar et tout comme ni nga ko waxee tey jii bu fekkonte ni jël nañ benn affaire soit benn kii ñu jéem ci investir. ñu jéem ci investir tey jii même bu ñu dimbaliwul seen bopp sax dinañ dimbali ñeneen ñi nga xamante ni au moins c'est si ñoom lañu yaakaar mooy jéem a créer yu nga xamante ni ay emploi lañ petite et moyenne entreprise yi donc pourquoi pas ñoom ñu jéem koo def ndax boo xoolee liggéey moom tamit liggéey c'est vrai que neex na aussi musique neex na mais tamit ñu jéem di ci boole yi nga xamante ni tamit tey jii bu fee taxawee au moins yow di nga gestu leneen loo def et tout donc bu boobaa sa famille du sonn yi ngay soxla yi ngay am aussi war koo jënti tamit doo sonn et tout donc jot na ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy di artistes yi tamit ñu jéem a xool beneen plan bu nga xamante ni war nañ ko mën a def pour ay cas yi ndax boo xoolee Covid moom ak yenn kii yi yenn ndogal yi tamit yàlla rek moom moo xam moom moo koy wàccee et tout donc jot na lii leçon la ci ñoom leçon la pour tout un Sénégalais nga xamante ni carrément tey jii même burul waroo dépendre carrément ci liggéey bi nga xamante ni moom nga yor parce que on sait jamais donc nañ def daal fu nekk li ñu naan business ak ku nekk fu nga xamante ni foo ko mënee mën a lijjantee rek nga def ko je pense que tey jii moom moo gën di basé wu ci lenn lu nga xamante ni on sait jamais yàlla rek moom mooy dogal mais di leen ñaanal aussi ñoom aussi solution mën a am ci li nga xam ne surtout ñoom décembre bi dañ ci daan gis seen bopp bu baax a baax donc tey jii bu ñu tëjee salle de spectacle yi je pense que tamit xam naa peut-être loolu moom moo waral tamit li nga xamante ni moom moo di seen manifestation yi ndax fii nii moom seen décembre la woon daal. taxaw seetlu bi nga xamante ne tam Covid bi mu ñëwee fësal na ko mooy ki nga xamante ne dafa commencé tuuti yàlla di def lii mu jékki saay dem jëli appartement jël benn train de vie boo xamante ne mën naa wax ne sax mënu ko amu ko bu paree après lu ñëw rek def nii takk après mën na delluwaat fa nga xamante ne zéro bi mu déparé woon. Est-ce que tam loolu am na sens. Effectivement parce que tey boo xoolee nit ki liñ naan li nga tollool par exemple loolu nga war a def ndax tey jii man sama bopp sax laa koy xoolee tey boo jëlee lu nga xamante ni tey peut-être àttanoo ko ndax soo xoolee comme ni nga wax mois yi dafa jegeyantoo de telle sorte que tey jii boo jëlee engagement wu def dara lu nga xamante ni tamit lañ ca daan xaar ak la taxoon nga koy kii ak fa nga doon basé wu pour mën ko faj et tout donc gisatoo ko loolu problème lay poser parce que ñun ñii ñëpp ku ci nekk parfois dalay dal et tout nga engagé wu ci dara ëllëg nga gis que ni changement day am donc li ngay dund yow rek yaa koy xam et tout donc je pense que tey jii ku ci nekk yow yaa war a mën a xam sa bopp jéem a yemal li nga xamante ni moom moo di sa ay bëgg-bëgg et tout li ñu naan def loo xam wax loo xam daal soo tëddee nelaw je pense que bu ñu jëloon terme boobu tamit kenn du sonn. waaw terme boobu noonu bu ñu ko jëloon nag kenn du sonn ndax nee nañ def loo mën rek wax loo mën soo tëddee da ngay nelaw nañu bàyyi jël loo xamante ne ay engagement yoo xamante ne ëpp na suñu bopp mais soxna Amina ba léegi rek si wàllu mbootaay yi ñu ngi koy tere ba léegi nii te gis nañ ne ñun jigéen ñi dañu ñeme mbootaay ñeme ay xew est-ce que tey xew itam jotul tey ñu defaat ko li nga xamante ne sax huis clos mën naa ko tuddee noonu ba ku si nekk rek mën si gis sa bopp ñu bàyyi yàq mi itam. ñu bàyyi yàq bi comme ni mu ko waxee je pense que tey jii même bu dul woon Covid bi sax dañu war a limiter li nga xamante ni moom moo di xew yi ndax boo xoolee xew yi amoon ci Covid bi. yi ñu naan xew corona yooyu dafa neexoon parce que huis clos la doon y avait pas beaucoup de monde et puis da nga économiser li nga daan def dina yem et tout te xew bi day neex du bëri nit et tout du question de bañ a nit si ñëw wala dara non mais tamit comme ci période bi ñu nekk mu nekk période de pandémie et tout donc tey jii te occasion la woon pour ñun ku ci nekk kenn ku ci nekk rek jéem ci war a mën a arrêter li nga xamante ni moom moo di yàq bi ndax tey jii boo xëyee
jël des millions def ko ci benn xew 3 jours wala 1 mois laa la may tamit nga xëy doo ko yor wala nga koy xëy di ko ñaani feneen donc laata loolu tamit xaalis boobu yëpp nga waroon jël def ko ci benn xew wala benn jour bu nga xamante ni nit ñi dañuy ñëw moom nit ñi moom xam nga mooy loolu ñoom duñu bàyyi mu sedd ñoom lu mu fa gën a kii rek la ñuy ñëw donc tey jii boo ko jëlee xaalis boobu boo ko jëlee investir ko ci leneen ëllëg dina mën a jural leneen lu nga xamante ni tey jii incha allah donc di nga si mën a gis sa bopp sa njaboot aussi gis ci boppam je pense que tey jii bu ñëpp yeew woon ci rythme boobu noonu sénégalais je pense que tey duñu am yenn problème yi daal. waaw li ñuy wax rek à chaque fois ne nit ki foo mënti nekk rek dangay def sacrifice de bien et de temps xam li nga xamante ne moom mooy les questions de l'heure bu ko defee waxtu bu ñëw rek du la raw mais soxna Amina xam nga nit moom mënul dem sans bokk internet yi ku si mel ni Ibou Dieng Aminata Diop Dia ki nga xamante ne moom mooy Massayer Gueye doom bàyyi Mati Gueye fii si kër gi ki nga xamante ne tam ba léegi Aminata Diop Dia ñu gisaat ki nga xamante ne Madina TV nee na naa bàyyi naa bu ma wax ki nga xamante ne moom mooy madame Corona di wax kon madame Lay nga tàggatoo waale xam nga lii duf si nag bi yëpp xaju si cin bi. bilaay comme ni nga ko waxee rek à chaque fois li duuf si nag bi xajul si cin li xam naa ne bëggoo leen sax plateau bi jeex waaye dañ koy dogee ba kii ndax am na yeneen programme yi nga xamante ni ñu ngi ñëwaat incha allah donc di la jaajëfal lu baax a baax soxna su di jaajëfal aussi mbokk internet yi comme ni nga ko waxee sànq rek képp ku ci nekk rek ñu ngi lay fekk fa nga toog rek di la nuyu bu baax a baax di nuyu aussi ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ci technique bi à la régie marqué waaye itam cadrage bi ki nga xamante ni moom moo di góor waaye itam Mati Gueye di leen nuyu bu baax a baax ndax bu lépp baaxee rek ñoom la donc di leen jox dig daje suba incha allah ci beneen plateau. waaw suba incha allah rek si beneen plateau mooy li ñuy wax rek comme. fii la seen kàddu lépp fii lay xewee te ku ñu wax actualité wax li nga xamante ne moom mooy lépp loo xamante ne xibaar la buy wàccee fii si sunum réew wala sax si àdduna wërngal këpp te dañu nekk ndëkk si décembre ñu taamu ndëkk di gis li nga xamante ne moom mooy feet ñu bégal xol yi féexal xol yi ndax li nga xamante ne moom mooy corona bi mu ñëwee ba léegi nag nee naa amul tànku gannaaw tànku kanam rek lay am di dem ak a ñëw kon ñun corona tegal na le comme dañu nekk ñun suñu décembre dañuy féexal suñuy xol yaatal comme ñun li la ñu xam à chaque fois di leen wax yéen ñëpp happy new year ñu anticiper leen ko rek di leen wax na rek toog leen xaar am na émission yu bees tax yoo xamante ne ñu ngi koy indi jagleel leen ko pour rek seen mbégte ñu leen di bëgge ngeen di ñu bëgge segem jàmm nag si kaw jàmm si la lépp xaj Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di nuyu nag ki nga xamante ne moom mooy Gora Ahmati Gueye ñu nekkoon si wàllum cadrage bi ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Mar nekk fële sa régie ba di def moom it liggéeyam bu am solo boobu di ñaan rek yàlla na yàlla wéral loxo bi di leen jox dig daje rek ba demee incha allah si yeneen waxtu ak si yeneen thème. Groupe SBC solution bonne communication www.senkaddu.sn senkaddu.sn de site d'information générale la di leen indil nag ay rubrique yu bokkul société religion environnement people reportage de proximité interview pêche wàllum napp la transport politique culture musique sport ak yeneen nag dama ne seen site bi senkaddu.sn la muy gën a waxtaane bokk na ca nag wàllum kaw ga wàllum mbay mi la sàmm gi ak yeneen dama ne la seen kaddu de waaw mi ngi fàttali ngir xeex jàngoroy coronavirus gi ak dakkal tasaaroo bi nga xam ne kon moom la jàngoro ji nekkee ci biir réew mi waaw nee na dee leen moytu di joxe loxo di nuyoo raxas leen seen loxo yooyee saa su ne ndox ak saabu waaw wut leen mouchoir AGT yi la ngir boo leen di sëqat wala ngeen di tisseeli wut leen ay masque gaaw fatt seeni bakkan ak seeni gémmiñ moytu leen ndaje yu bari dama ne moytu leen joxe loxo yi tey site d'information générale ba www.senkaddu.sn dama ne site baa nga nii dee ku ci bëgg am nag lu gën a leer wooteel gaaw ci 33 820 86 34 wala 77 085 35 12 wala 76 451 03 60 dama ne site d'information générale bu mag baa ngi nii la dee seen kaddu point sn la